ci musculation li ma foon mbër bu ma ko woon rek dinaa ne pare nga nag mu des nag léegi nag contact de lutte ba parce que condition physique de lutte ba tey dafa bokk nag daw 400 mètres ak daw 800 mètres ak yéeg din ak guddi weñ déedéet ndax condition physique bu bëree moom bëri rek koy joxe te gisagu ma nag fu mu bëree danaa ko gis nag ndax bu ñu gënee jege ci combat bi dañ demaat seeti Eumeu Sène def xool ay contact de lutte nan la am. gën ko xóotal mais nag physiquement daw beeg tëb beeg musculation bi am ma éwo topp parce que contact de lutte loolu nag xaybu la lu kenn xamul la. xaybu la lu kenn xamul la nee na ko moom deuxième tir de face bi donc Eumeu Sène war na pare ci noonu rek la ñuy jàllee xool rubrique allo docteur te dellu siwaat. mbirum ndox kooku moom c'est vrai que problème la ci sportif ci mbir xam nga ci suñu aada da ngay naan dama mar damay naan mais ñun ñi nga xam ni ci domaine médical boo maree ba pare ñàkk nga ndox donc xam nga am na problème foofu yow da ngay naan dama mar may ma ndox mais boo maree fekk na ba pare bu pare sport. jaajëfal nañu docteur Mohamed Diop nekk médecin du sport nekk nutritionniste waaw ñun nag le tigre dafa am lu ñu jaaxal da nga wax léegi ci état de forme Eumeu Sène léegi ñu jàngat mental bi actuellement nan nga gisee am buñ ko doon ñaax nii rek ni ko suba la combat bi rek nan la war a mën a jàkkaarloo ak Lac de Guiers 2. mental Eumeu Sène fu ma ci bëgg a démarrer mooy j'ai vu un lutteur un jeune lutteur boo xamante ne li mu yëg ci yaramam bariwul c'est-à-dire ku nekk xam na ne dégg na coow Eumeu Sène ci jamono yi nekk nii diggante moom le promoteur de la place justice jour bi ñu koy enregistré la veille astafurlah le même jour la dem tribunal jóge tribunal ñoo fekk ma ki terrain bi ñuy liggéey ça veut dire que ne kon donc kii moral am moom moral bu dëgër la parce que beaucoup de gens wala yeneen mbëri yu mu mënoon doon ñoo ne problème de justice waxuma sax problème de justice dem ñëw jaabante rek surtout encore dafa jógee Paris dagg entraînement ñëw pour def procès am ñu renvoyé procès bi mu ñëw defal kon émission bi pare ci émission bi jël avion delluwaat c'est-à-dire kon bokk mental bi ak moral bi mu am c'est extraordinaire man daf ma surprendre bu ko gisee dama yaakaar dama gis un lutteur bu bàyyeeku bu soucieux bu affaibli mais dama ko gis il était plus costaud il était trop bien donc dañ koy encouragé ci lancé boobu mu nekk te xam ne mbër moom du yëg a yàppam dara lu bari dañ ne mbër day am fulla mbër day am fayda mbër aussi dafay nekk nit koo xamante ne dafay relax dafay bàyyeeku te gis nañ ko ci ëmm donc mental bi ma gis ci ëmm daal mental bu extraordinaire la ci ko jëm ci combat bu toll nii. kon buñ la déggee dinañ ne tolof tolof yi muy jànkonteel coow li muy bëri yëpp. yëgalu ko yàpp yaramam ci noonu rek la ñuy àndee nag xool rubrique bi nga xam moo tudd surtout zapping te dellu si waat. léegi say bi tax nduku dal la sama yaay noon na ma sama baay noon na ma maam góor gi boo jàppatee mbër ba muy jooy bàyyi ko. Pareil, elle réduit l'écart et renverse sa proie. Abdoulaye Wade yow lay waxal barki dem ma Njaay rek nee nga ñëpp di ko dégg àdduna yëpp di ko dégg nga ne bu réew mi génnee wax la nga dem li di gis bokku ca. ay Malika Ngok jaay ma tourné léegi El Hadj Diagne jaay ma tourné El Hadj Diagne jaay ma jënd ko tar naa El Hadj Diouf. li leen dese moo di jàpp ci yàlla te ngemb bu baax te dugg def campagne loolu moo gën ñu perte de temps fii naan dana présenter du présenter. Innocents ont arboré les tenues de leur idole du moment. L'origine du Mardi Gras. Pourtant, ils se sont tous déguisés en grands héros. jërëjëf ndeysaan acteur du cinéma la mannequin bi ñëw na mannequin bi. ñu ngi Leewtoo Tyson Moustapha Gueye ku bañ dalagul. Aucune base légale. Vous avez un commissaire de police qui arrête les gens à tout bout de champ. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Il a arrêté des jeunes de gendarmerie sur aucune base légale. 220 agents de la RTS qui ont été consignés et répartis en deux groupes. Bloquer le nombre de mandats donc ce n'est pas possible. waaw ma Tyson daanum sax yi
Tyson daan na Moustapha Gueye. Tactics of Ali to let the man punch himself out. 30 seconds left in round 8. Very even fight. Ali, a sneaky right hand. Another sneaky right hand. This time he works over the shoulder for him. Ce sont des méthodes moboutistes, des méthodes qui dataient de l'ère de Sékou Touré. Nous n'accepterons pas qu'Abdoulaye Wade utilise des méthodes d'une autre époque pour museler des gens qui contestent aujourd'hui sa candidature. Tonnerre, Paul Maurice. Il dit Wade mi ñëw ba fii gis yu bëree bëri mu ne su ko séentu léegi waaye nag gannaaw nit ñaa ngi daje di def pression te loolu seen àq la ñu koy def di daje bu fekkee gis nañ place de l'indépendance tey million suba ñu gis fa ñaari million xanaa balaa ñu ciy yegg te borom xel la mën na ko wax waaye bu boobaa ñun ñëpp ñu toog càmbar ko. xool Tonnerre jël na tànk Paul Maurice jël na ko. Paul Maurice jël na tànk ba Paul Maurice jël na tànk bi. da ciy nelaw. naka la koy def bàyyi na ko. biij na ko bàyyi na ko jëlaat na ko. Tonnerre daan na. fii léegi mu nekk policier bi jël grenade bi balancé ko ci biir Xavier bi. kooku bu jàngoon métier am lañ ko sant ca métier mu xam ko ba mokkal ko dina xam ne que kat. génn leen ko ci rajo yi wala ci télévision fu ma ko waxee fu ma mas naa wax ni du ma présenté même bu ma ko waxoon sax bu ma neexee ma ne waxeet. Diouf def retour triomphal Brice jël na ko Abdou dafa door Brice songu Abdou Diouf fàqat na ko Brice li Abdou Diouf jàppante nañu Brice daw na Abdou Diouf Brice li ngemb la mu jàpp baaxul Brice li takk na ko Abdou Diouf. mënuñoo fexe ba yàlla rek moo man loolu. les forces de l'ordre xaw ma yéen a ngi may déglu leen ma pareegu ma déglu leen ma yéen xaw ma alkaati ngeen xaw ma gendarme ngeen xaw ma lu ngeen doon dama leen di xamal ni wax naa leen ni buñ leen di sànni ci grenade lacrymogène ngeen di dawal ku lay sànni grenade lacrymogène na nga dem taxaw ci wetam nit la comme yéen bu ko mënee noyyi nga noyyi ko comme moom waaye bu la ko bëgg a sànni nga ñëw taxaw ci kanam ci wetam def naa ko fii ci place de l'OUA bu leen ko nangooti surtout les jeunes ni ñuy combattre dans les autres pays pour libérer le peuple yéen noonu ngeen war a libérer le peuple sénégalais fukki ci yéen rek 20 ci yéen suñu ñemee da nga ma dem ci ñoom dugg ci seen biir problème bi terminé bu yoree kanu gi sànni grenade nga jàpp ci bu yoree livre nga jàpp ci wala bu yoree livre nga yor chaîne de vélo parce que man maa leen wax ni képp ku la door am nga droit fayu ma ne nit mën nañ ko may lu nekk mais li nga ko mën a may ba mu gis ko moo di nga yëg ko nga teg ko nawle nga am yar am teggin te mënoon a rëy mën ko bañ a am loolu moo tax tey ma xam ni fii Sénégal tollu ak li mu jànkoontoon ki mu war a tànn pour mu jiite ko le pionnier bi nga xam ni moom la war a tànn capitaine bi war a jiite gaal gi moo di le président Abdou Diouf. Moi je ne dis pas que je vais avoir un chanteur sénégalais comme Michael Jackson, mais quand même j'ai un Youssou Ndour. Alors si j'avais un autre ou deux ou trois comme Youssou Ndour, ce serait formidable. Il y en a d'autres qui sont très célèbres mais qui ne sont pas du niveau de Youssou Ndour. fépp fu ñu dem nañu wax xalaa Mandir Badio xalaa Mandir Badio xalaa Mandir Badio. man damay waxaat du ma waxeet noonu lañ may arrêté loolu laa gëm man du ma wax sénégalais lu ma dugg mën naa ci génn am na mag yu wax loolu nag lu ma dugg mën naa ci génn yàlla mu ci yàlla mosal lu ma dugg dama ciy des parce que loolu laa gëm. opposition bii fi nekk dañoo am problème parce que ñoom dañuy wax ni man du ma présenté. Maître Abdoulaye Wade loolu moom yaa ko fi waxoon. fu ma ko waxee
fu ma mas naa wax ni ma présenté. ma ne maître Abdoulaye Wade loolu yaa ko fi wax. sànq ñu ngi woon le tigre ñu ngi woon ci mentalu Eumeu Sène wax ci état de forme am léegi dañ la bëgg a laaj ndax dafa am loo xam ni comme ni mu ko waxee rek mos na taxamtiku na njëkk nañu jongante moog Lac de Guiers 2 sa signature contrat ba ca Maris dégg na kàddu yu ñu fa waxante premier combat ba ñu dellu ci da nga wax ba aalu Moustapha daan ne lii mooy combat lu tax nga war a waxoon loolu ni lii mooy combat. Pourquoi? Parce que xëy na bu ma nekkoon ci kaw tribune bi du ma ko wax mais ce jour là maa ngi woon juste à 20 mètres de ñoom même pas 20 mètres. da nga doon def mel ni da nga doon def li ngay def nii mais da nga ko dund. dama ko dund bu jege parce que dañ ne ku jege gën a yaay lañu wax. donc maa ngi woon ak ñoom à 20 mètres moins de 20 mètres je veux dire ma gis ne ñaari mbër yi gisuma lu ñu deful ci ñoom ñaar jour boobu. waaye dañoo bëre prolongation dafa raar ci combat bëre 10 minutes reposer 3 minutes bëriwaat 10 minutes reposer 3 minutes ñëw bëriwaat 5 minutes match nul ku nekk dem joxuñu kenn ndam yem nombre d'avertissement yem nombre de sorties délibérées le combat à feu la woon c'est normal loolu nag daf may indiwaat tuuti ci Eumeu Sène nous sommes en spécial pour Eumeu Sène waaw c'est spécial Eumeu la nag. Eumeu Sène boo seetloo combat yu mu bëri yu yàgg yu guddi yëpp daf ci am ndam mais bii amu ci ndam match nul la yóbbaale. Eumeu Sène ba muy bëre ak su lay doom combat bu gudd la te yàgg daf ci am ndam Eumeu Sène ba muy bëre ak Gris Bordeaux barki Dembo Ndiaye yàggul combat bu yàgg la te gudd daf ci am ndam donc Eumeu Sène mbër mu endurant la. te li ma waxoon ci entraînement sànq rek combat bu yàgg la gën a mën combat bu gaaw boo seetloo Eumeu Sène sax combat yi moom defee yëpp sax ay combat yi gaaw la. nga cueillir ko à froid daan ko. mais combat Eumeu Sène su ma doon ngemb mbër muy bëreeg moom pour mu bëreeg moom dama ko wax na combat ba gaaw bul génn 5 minutes njëkk yi. parce que am na pourquoi ma ko def moom mooy am na mbër yu mel noonu lu combat gën a yàgg ñu gën a Eumeu Sène donc dama gis ne Eumeu Sène gasoil la diesel la comme ni ñu koy waxee. tàkk daal mooy problème nee nañ oto diesel bu xasee tàkk bay daw bu duggee 2 kilomètres 3 kilomètres lu mu gën a yàgg rek lu mu gën a am allure donc Eumeu ci xeetu mbër yooyu la bokk. boo seetloo Eumeu commencement combat mi salaamaaleykum maaleykum salaam bu defee activement xëccante fàq yuutu rek dafay commencé am foofu problème mu sonn parce que dafa bokk ci mbir yi nga xamante ne gaaw ñu jot seen deuxième souffle loolu itam gars yi foog ñu ciy bàyyi xel bu baax a baax deuxième souffle boobu su xasee dugg nag bu Eumeu il est ouvert mën na bëri ba suba xool ni mu bëri la da ngeen ni mu ko dë ak jàppante yi fu ne mu yuutu fa fu ne mu seet fa fu ne mu dàq fa siggi ni sax ba boole ñaar tànk yi siggi ni ba aligné ñaar tànk yi nga xamante ne dañ koy tere mbër dañ naan la booy taxaw jiital sa benn tànk benn bi dox ci ginnaaw mais Eumeu dem na benn moment ñaari tànk daf ko taxaw aligné ko nii. teewul mu seet dafa bëggoon jeexal combat bi. da doon yóotu pour jàpp mënut a jàpp attention ndax Lac dafa jàpp dafa dugal ñaar loxoom pare xañ ko mu jàpp tu vois. mooy la ñu waxoon ci Lac de Guiers duñ ci dugg nag dañ koy bàyyi dañ koy tegee nii rek. dina am spécial ba ñëw ci moom waaw. ndax Lac dafa yóotu loxoy ñaari gañoo dugal ba pare tàllal loxoy sànni yaram yi ci ginnaaw Eumeu mënul jàpp fenn moo ko gën a gudd ay cër donc nag ci boobu cadre nag la Eumeu doon débrouiller pour seet du mu koy jàppee ba fi may waxee yéen musul jàpp c'est important la ñu wax nii donc Eumeu Sène mbër la buy bëri ci combat bu gudd combat bi tamit nañ séentuwaat mu gudd parce que mu bëreel aussi mbër mu yàgg bëreel aussi te combat bu gudd donc ñoom ñaar seen condition physique buñ ko tënkee ba tënkaat ko ce jour là keroog non kenn mënu fa génne ne diw sangam moo gën a taxaw physiquement ndax dañoo bëri kat ba temps ba jeex ñu yokkal leen prolongation kenn daanul ñu def match nul ku nekk ñu bisa ko. kon mën nañu wax daal ni li Moustapha segg leer na naññ ci côté combat bu mu bi fi jotoon xew ci seen diggante moom Eumeu Sène ak Lac de Guiers ndax comme ni ñu ko tàmm waxe rek bëri nañu ba dugg boîte vocale bàyyi fa message donc nag ci loolu rek la ñuy àndee xool li ci net bi te dellu si waat reetaan tuuti nag. 또 한 번의 기회를 줬습니다. 자, 그리고 교체 투입해 들어온 파드 선수인데요. 골키퍼 다리 사이 빠졌군요. 문은 열려 있습니다. 문은 열려 있는데요. 여기서 왼발 슈팅 골포스트 맞고 튀어나온 볼. 다시 한번 뒷공간 왼발 슛! 믿기지 않는 상황이 펼쳐졌습니다. 교체 투입해 들어온 파드 선수가 결정적인 이 기회 아무도 없는 문지경 이것을 왼발로 밀어넣어봤지만 Three is Monty Oswald. Instructions. Let's have a good, clean, professional fight. Folks, a little high here. I'm not going to call that low right on the belt, okay? Let's have a good, clean fight. Touch him out and come out the bell.
by knockout. And now, Grimsley with the first punch. And that looks like it is it. Why is the referee counting? You don't have to count on that. This fight is over. The referee counted him out. He's still punching, still trying to fight. Crawford Grimsley is confused. He's not quite sure what he's supposed to be doing. He's got his hands up. He thinks the fight is still going on. Here's what happened. Boom, nose right on the side of the head. Moustapha dañu déglu léegi nga ne Eumeu Sène mbër bu endurant la. mën ko jàmpate avantage kon mën nañ ko jàppee avantage jàngatal ñu avantage u Eumeu Sène ba su combat boobu. avantage yu Eumeu Sène booy xool Eumeu Sène jamono yi ñu weesu waaye nañ ko ci benn film ou benn émission mu demoon ñëw na ko ñu def ay série de boxe di dóor ay coups yu jaaju te jaar yoon mais coups yooyu bu ñëwee ci combat bi du ko dóor de neen la koy dóore parce que mbër moom na nga jàng bëri très souvent rek moom ngay wane ci arène bi ak loo jàng-jàng direct bu jub crochet bu jub mais boo ñëwee ba ci làmb ji rek ngay commencé gis ay laaw gis ay xàcc posé naa ko question yi ko sax di ko laaj ne ko yow bi ngay sànnee sa kurpañ bi keroog ci Lac de Guiers mais kurpañ bi dalu ko avant bras bi moo ko dal mu expliqué ma ci li ma ci expliqué c'est important maintenant combat bii di ñëw avantage am moom mooy mu provoqué Lac de Guiers numéro 2 bagarre indi xeex ndax bërikat saa bu la woowee xeex rek normalement dafa la leen di bëre maanaam xeex ku ubbi bunt la bu ñu caabi bunt bu ñu caabi la soo yorul caabi doo ko tijji xanaa nga dajji ko caabi na mooy xeex mooy provocation jàpp korpeñ ñu fay nga juwal ak moom donc katam ngeen bëre ëmb bu ñëwee ci combat bi lépp avantage ci moom. est-ce que ëmb mën na xeex. ëmb mën na xeex mënul xeex à 100% boo mënee bëri dëgg xeex bi du la intéressé. mais gis nañ ko moo Gris Bordeaux kurpeñ yi takkar naa se Touba Dakar yi daal. wax kay bàyyi boobu nag lu waral loolu moom mooy xanaa déggoo ñu ne gaynde gu ñu gaañ te rek ëmb dañ ko blessé. waaw gaynde mer dafa gay buñ la gaañee ci lamb rek dootoo seeti à comprendre da ngay bëgg a fayu très souvent noonu la mbër boo ko gisoo mbër boo ko dóoree ko peut bëgg a fayu parce que mënuñu mun ci leen dóor ñu taxaw digérer ko déedéet. donc foofu seen orgueil mooy yëngatu seen orgueil mooy yëngatu nag foofu nag fa la mbër di bëree nag moo tax ñu naan dañ koy cokkaas bu fayee kooku ba tukki bëre ak moom donc contact de lutte bu amee ñoom ñaar comme li ñu koy conseillé mu moytu aussi Lac de Guiers saxaat ñaari gañe parce que loolu la bu sëkkee ñaari gañe tamit su bëggee jàpp dina am problème buy jeex. dafa may loolu nag ko koy xañ bi bii kay incha allah doo ko xañ lépp waaw wala bu ci jàppee sama pëtaxul bu liggéey. bu jàppee mu pëtaxul ko jaar ci flanc yi. moom sax waxtaan na ci ak ñun ci loolu ci ñaari gañe yi mu sëqoon noonu waxtaan na ci ak ñun am na feemam bu koy déjoué nee na loolu ñu bàyyi ko moom ak feemam nag ndax ñun nekkul suñu feem bu ñu war a jox Eumeu Sène mais feem la boo xamante ne moom moo ko moom la boppam. feem bu mu moomal boppam la comme spécial Eumeu la ñu wax dañuy ànd rek seetaan rubrique maye te dellu si waat. xam nga am na génn góor goo xam ne góor gi ci biir àll bi la dugg daa dugg ci biir àll bi ni muy doxantoo di doxantu ba mu yàgg yam ci genn segg goo xam ne daa jur ba bàyyi foofu ni segg gi juree ba bàyyi foofa moom mu fekk ca benn kuti bu tuuti doomi segg ba mu ko fa fekkee daan na cas doom ja jaawale koog doomi muus bi mu nee ko cas nag jël ko ci dugal ko ci biir mbuus ma daan ne da koy yóbbu nag jox ca doom ja mu cay fo doomi segg nun koy joxee gone mu ciy fo moom daal daa jël doomi segg yóbbu ba ca kër gi àgg fi ñuy añee mu daan ne ko bëxër ña daal di koy teg ci biir kër gi bi mu ko tegee ci biir kër gi yaay jaat dem fa mu ko defoon daal di xool gisul segg ga xool gisul doom ya bi mu xoolee gisul doom ya muy topp tànk yi nag benn par benn di topp tànk yi benn par benn fu mu teg tànk tegg mu teg fa tànk fu mu teg tànk tegg mu teg fa tànk ba segg ga moom ca boppam seen ndey ni yëmm ci kër gi te xam nga segg gu jigéen bu dee soo ko jur day soxor bi mu ne yëmm ci biir kër gi daal di dékki dégg doom jay jooy ca biir mu daal di toppaat ci ruq ba rek daal di damm ci premier virage bi daal di duggaat ci deuxième virage fekk fi ñu sukk ci bool bi bay añ fi borom kër gi ak waa kër gi ak jabar yeeg doom yeeg ñëpp fi ñu sóob seen loxo ci biir bay dank ba yëkkati segg gi daal di xaaxtandiku góor gi daal di téye dank bi jabar ji téye dank bi taaw jaag toppam taaw maa ka ca toppaan ñëpp kenn ku ne téye sab dank ñu ne waa bàyyi lii lu muy wut fii mu ne doom ji da lay jël si bu yeboo ngeen xalab ko suñu consultant escalité bi ma sonalati la rek dama la laajoon force léegi avantage bi nag la ñu wax léegi nag dañuy jàngatal lan mooy faiblesse su Eumeu Sène
lan mooy faiblesse Eumeu Sène ci combat de lutte. ndax war naa ko wax pour porter ko préjudice wala déet wala waruma ko wax. je pense que mën naa la ubbil buntu tuuti boo ma ko mayee. vas-y madame. da ngeen ni dafa endurant. bu endurant wul bu combat bi tirewul en longueur. bu gàttee lan lay jóg. parce que dañ ko gis ni combat bu nekk bu gudd léegi waxal yow bu fekkee combat bi dafa gàtt rek mën nga ci tënk. ok su gàttee mën nga ci am lu ko naqari parce que nit ku nekk li nga tàmm la. am ay combat yi mu am ndam yëpp. waaw ba tey mu ngi koy naqari moom mën ngi tam ba tey ñu ñëwaat foofu. c'est-à-dire nit ku nekk ci làmb moom da ngay xool li la avantage rek. nga jëfe ko li nga xam ne ku la fa àgg nag muy njombe ci yow nga moytu ko maanaam jiital pied droit di xool ba ñu jàpp sa pied gauche ndax boo gisee taxawaayu mbër ndajoor boo gis tànk ndajoor bi lay jiital jël càmm ba teg ca gannaaw ba mu làq nag mooy baaxul kenn du ko laal soo ko laalee mooy daanu mbër boo gis mu jiital tànk ndajoor ba ca gannaaw wala boog si 100 mbër téeméeri mbër yu nekk ñetti mbër ñoo cee mën a bëree ñaari tànk ñii bëree ñaari tànk dinaa ci ñëw naa ko wax nag parce que gisee ngi ñëw nag ci ñi bëree ñaari tànk kay naa ñëw ñaari mbër yu bëree ñaari tànk am ñoo xam ne boo leen féetee côté ndajoor ñu bëre boo leen féetee côté càmmoñ ñu bëre am ñoo xam ne bu ñu féetee côté ndajoor ñu bëre bu ñu féetee côté càmmoñ daan leen am ñoo xam ne bu ñu féetee bu ñu nekkee ndajoor nga jàpp leen ci côté càmmoñ rëcc lañu mën waaye duñu mën a bëre. xoolal yaay suñu consultant S-Qualité dañu ni nouvelle vision de la lutte làq-làqal amul fi na la rek may ñu ci ñaari mbër yi nga xam dañuy bëree tànk te nga wax ñu ni dañu seetlu ni ëmb dafay fooy bëre. bu ko may loolu. voilà fooy bëre bu ñu ko déggee. te nga may ñu ci ñaari mbër yi c'est pas day fooy bëre déedéet bëre boo ko yoree. ba mu mokk ba nooy ci yow. booy def ba ñu naan da ngay foofu fekk foo woo. boo maîtriser li nga yore attends dafa nekk topp nga maîtriser sa bëree mën a galgal mën a kot mën a mboot mën a song encore ëmb gars yi dañuy dafa am lu seetlu ci moom mu génn ko ci bëre Gris Bordeaux à un moment donné dafa daw ne coppataan Gris Bordeaux jël ko yaa ngi dégg Gris Bordeaux li mu expliqué nee na bi Eumeu Sène ne car sama tànk dafa tiit boo xam ne mosu ko tiit ci ko daal nag tiit boobu nag moo waral sax mu rëcc ndax mbër da ngay tiit sax doo rëcc loolu mosuma gis loolu ci ëmb ci àdduna mu song di ma gis carrière yëpp day daw jàppante gi mais keroog ba combat bu méttee mu xam ne clé combat bi mooy dem song dafa doon lu jàpp tànk Gris Bordeaux ah si day song ëmb day song di bëre nga song ko mu bëre nga jàpp tànkam mu bëre ëmb gisoo muy bëre day def sax volte-face di topp loxo yi di wëndeelu dinañ gis ëmb muy mbot ah si mbot moo ëpp ci bëreem déjà waaw léegi doo ñu may nag suñu consultant bu baax bii may ñu ci mbër yi nga xam ne dañuy bëre ñaari tànk dañuy bëre ñaari tànk ak du ordre du jour tey jii Eumeu Sène la nañ wax ci Eumeu Sène ba mu saf sàpp rek léegi kon bëggoo ko wax man mën naa ko wax bu jotee ci Lac de Guiers tamit wax ci Lac de Guiers ba mu saf sàpp mais moment bi comme Eumeu Sène la Eumeu day mboot soxna si kon ñaari tànk lay bëri Eumeu day galgal soxna si waaw kon day bëri kon ñaari tànk Eumeu day yenu te gisaguñ ko mu yenu kon day bëri ñaari tànk ah wax du ma la ko de Papa Sow day bëri ñaari tànk Papa Sow day bëri ñaari tànk ah nee nañu yenu na ngay lu kon nag waxal ah yenu na ngay lu moom Eumeu Sène waaw nee naa day yenu waaw Papa Sow nag gisoo ko bëri ñaari tànk Papa Sow dina bëri ñaari tànk waaw lu tax nga ma ko doon bañ a bay rek Papa Sow dina bëri ñaari tànk am na ñeen na champion yi mag ñu waajal combat bu mag tamit ñoo xam ne dañuy bëri ñaari tànk waaye waxoon léegi tamit doon ngeen soxna si loolu koy wax parce que rek consultant S-Qualité bu la ko wax nag doo laaxal kii di Lac de Guiers ak kii di Eumeu Sène comme ci ñoom lañ nekk ñoom ñaar ñëpp kenn du ci bëree ñaari tànk kii tànk càmmoñ lay bëree kii tànk ndajoor lay bëree soxna si seen tànk yi dañuy jege ñoo trop li ñu naan seen tànk yi dañuy fóonante mooy am ci combat ba maanaam seen ñaari baaraam day dañuy laalante si boobaa waaye dóorante ba day jafe nag ndax gauche ak droite bu ñu dee bëree seen tànk yi nañ muy jigéeyoo loolu dóorante bi di jafee dinañ ci ñëw ci dóorante bi noonu lay jafe ndax gauche ak droite tàmm na ko wax bu ñu jàkkaarloo rek dóorante bi du nekk xeex boo xam ne comme ni mu koy waxee bagarre bu organisé ñu ànd xool où étiez-vous te dellu si waat